Salaamaaleykum sama gars yi tey nag recette tay bi purée de pommes de terre accompagnée du poulet avec des haricots sautés à l'ail moom laa leen indil tey ak suñu benn petite sauce légère boo xam ne benn moitié oignon lañ koy defaree léegi nag pour jublu si suñu préparation purée de pommes de terre accompagnée du poulet léegi dañuy defar suñu marinade pour suñu poulet marinade bi moo nekk nii marinade bi am na poivron vert ail persil non poivron vert ail sel poivre waaw loolu la am ak suñu origan léegi dañuy jël suñu ginaar ñu daal di koy xaw a dagg nii tuuti rek pour nga xam ni suñu marinade bi dina dugg ci biir bu baax ginaar bi nag dañ ko raxas ba mu set raxas naa ko ba mu set nii ba pare léegi dañuy jël suñu marinade bi daal di ko si def léegi man sama ginaar surtout mu neex mën nga ko muusal après nga saaf ko mais man dama préféré ma lakk ko ci four bi léegi damay def sama marinade ci kawam sama marinade bi yëpp lay sotti si kaw ginaar bi après dugal ko ci trou yi ma dagg nii ci ginaar bi ba mu dugg ko carrément marinade bi nag ku mu neex mën nga def sa marinade bi bopp à ta façon xam nga ku si nekk ak sa ni nga bëggee sa dosage man nag dama préféré def ko dosage bu simple am na tamit en plus tuuti huile d'olive laa ci def ku mu neex nga def sa huile normale en plus voilà léegi dañ koy mariner ba affaire bi yëpp dugg ci biir ñu daal di koy jël dugal ci suñu four xam nga boo amee four moo gën a noppale c'est plus pratique nga xam ne doo ci sonn di muusal saaf affaire yooyu surtout boo bëggee gagner du temps dangay jël rek daal di dugal yépp ci sa four rek daal di ko fay bàyyi benn 40 minutes 180 degrés léegi dama koy jël après dugal ko sama four léegi su ma dugalee sama four damay jël samay pommes de terre ma raxas ko mu set pële ko après daal di koy baxal ak un peu de sel léegi bu ñoree nag ñu daal di koy defar suñu purée le temps boobu tam damay jëlaale samay haricot daal di koy baxal moom tamit ak un peu de sel léegi nag comme sama poulet def naa ko au four gis ngeen résultat bi léegi mooy nii pare la samay haricot tamit baxal naa ko moo ngi nii moom tamit samay pomme de terre tamit baxal naa ko pare léegi nag dañuy ñëw jublu ci defar préparation sauce bi léegi nag def nañ suñu moitié oignon bu ñu leen woonoon ak suñu tuuti huile d'olive léegi dañuy xaar mu xaw a cramer tuuti ñu daal di continuer kool bi fii nii nag def naa fi sama tuuti huile d'olive tamit pour ensuite sotti si samay ay haricot léegi nag fii damay sotti sama haricot ma sauté ko à l'ail def ko bu simple rek léegi nag comme def na haricot bi ak tuuti huile d'olive léegi damay ñëw def tuuti ail en poudre gis ngeen tuuti rek après na ñëw def un peu de poivre tuuti rek ak un peu de sel après ku mu neex yaay xool cube bu la neex tamit nga def si muy noonu pour gën a joxe goût mais man sel bi laa def léegi après nga jël yëpp mélange ko bàyyi ko tuuti mu sauté tuuti après ñu daal di fay suñu gaz mu daal di pare gis ngeen ni ñu ngi commencé cramer léegi dañuy jël fii suñu ndox tuuti ndox ak suñu farine def tuuti daal di mélanger remuer ba mu homogène voilà parce que bu ngeen ñëwee rek def farine bi noonu day def ay donj léegi nag bu ñu egg étape bi dañuy jël suñu farine bi ñu mélangé woon daal di koy sotti si biir ci suñu biir oignon léegi jël tuuti suñu jus bi ñu doon kiiwee ginaar bi en même temps nag dangay remuer waale parce que sinon
farine bi day jël affaire bi nekk ay donj def ay donj ci biir. Au fur et à mesure ngay yëngalaale da ngay defaale tuuti ndox mooy ñuluk rek. léegi bu ñu ñulugee nii suñu dañuy bàyyi mu bax tuuti après ñu daal di jël suñuy ginaar daal di def ci biir. léegi nag comme suñu sauce mi ngi commencé bax sauce bi soo leen mënee ne comme mun na nekk comme genre sauce bu oyof la daal bu léger comme genre sauce dañ koy gisee comme damanda affaire yooyu noonu bu weex gis nga. mais nag c'est très bon nag léegi après da ngay jël say poulet yi ñu defaroon sànq léegi ñu daal di koy dugal ci biir. après nag su la neexee nga assaisonné waat dooli saf-safal affaire yooyu noonu xam nga bu saful nga dooli def tuuti poivre tuuti sel xam nga rek mu ngi noonu. après nag ñu bàyyi suñu sauce mu reposer wu benn 10 minutes mu daal di pare ñu bàyyi suñu gaz. léegi nag le temps que suñu sauce di pare dañuy ñëw ci suñu pomme de terre yi ñu daal di ko defar suñu purée. pour defar suñu purée bi nag nañ soxla fromage parmesan mooy bu pëndax bi bu poudre bi. soxla tamit fromage normal ak tamit 2 verres de lait. soxla tamit poivre ak sel lépp rek ci suñu purée ak beurre. ñoom soxla tamit suñu beurre. léegi nag dañuy ñëw daal di jël suñu ay pomme de terre def ko suñu kii lii nag écraseur la rek pour dugal écraser say pomme de terre. ku mu neex tamit mën nga jël sa kuddu soo amul bii nga jël sa kuddu wala sa kii nga daal di écraser say pomme de terre ba mu baax. mais nag c'est que man nii laa koy préférer parce que avec nii du am pomme de terre bi du am donju doo sentir ay grain affaire yooyu xam nga. boo koy lekk purée bi day nekk purée bu liis doo sentir ay donju affaire yooyu moo tax man damay préférer di ko def nii ndax bii moom boo ko defee nii doo sentir benn donju bu lay won ni pomme de terre ngay lekk daal. léegi damay jël yëpp daal di koy écraser nii. léegi nag écraser nañ suñu ay pomme de terre yëpp ba pare gis ngeen mu ngi nii. léegi dañuy jël suñu beurre tuuti beurre rek fu mu neex nga def beurre fu mu neex nga def huile d'olive mu ngi noonu. léegi nga sotti ko ci sa purée daal di jël sa verre de lait daal di sotti ci sa purée. léegi nag commencer mélanger xool verre de lait yi nag dangay def par tuuti di xool affaire yi bu commencer di su xawee yolom tuuti nga arrêté yëngal xool consistance bi nu mu la gën a lee rek nga daal di arrêté. léegi dañuy jël suñu poivre def tuuti. sel bi moom jarul sel parce que ci baxal bi defoon naa ci xorom ba pare ku mu neex tamit mën nga jël sa fromage comme vache qui rit comme ñu ne Sénégal mën nañ jël fromage vache qui rit bi def ci tamit en plus même kii bi rek goût bi day gën a neex. léegi après ñu jël suñu parmesan suñu fromage parmesan bi pëndax bi ñu daal di def mu saf fromage. léegi ñu continuer nag di remuer. léegi ñu dolli tuuti suñu lait dolliwaat parce que consistance bi dafa xaw a dëgër. xam naa ñenn ñi xamul plat bi nag ñu ngi naan waa mami moom tey nii ban recette la ñu indil xam nga mais recette bi nag sama benn tata polonais moo ma ko jàngal tata Amélia maa ngi koy saluer de passage moo ma jàngal recette bi depuis ma lekk ko ci moom ba tey chaque fois dama koy defar te sama waa kër ñëpp dañ koo bëgg macha allah dañ koo bëgg presque chaque benn weer ci weer bi dinaa ko togg benn yoon. bu ngeen ko xasee ba essayer ba ñam ko moom du ngeen dootoo leen ko bàyyi tellement que dafa neex. xam ko tellement que plat bi dafa neex. léegi nag suñu purée de pomme de terre pare na gis ngeen mu ngi nii. léegi nag dañuy ñëw jublu ci dressage bi. léegi nag sama gars yi suñu purée de pomme de terre accompagnée du poulet et de nos haricots pare na mu ngi nii. gis ngeen plat bi nu mu rafetee. suñu sauce baa ngi nii tamit
lekk purée bi rek pour bëgg sauce encore daal di dolli. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'abonner, de mettre un j'aime, de partager. Au revoir, à la prochaine avec une autre nouvelle recette. Ciao!